collectif Daara Mame Maodo sàmm suñu pas-pas ñoo woote jotaay bi am na avant premier buñ ci defoon ngir leeral leen li ñu tax a jóg loolu ñu tax a jóg nag lenn la ci rek incha allahu taala dinañ leeral lu waral jotaay bi ak fan lañu bëgg a jëm ñu ànd ko ak yéen collectif bi nag am ñu mu ëmb te ñi mu ëmb du ñenn ñu dul ñi nekk ci xadara Cheikh Seydi El Hadji Malick radiyallahu taala anhu tey ku xool jotaay bi xam ni xar kanam yi ñii ñoo ŋànk kër gi ñii ñoo ne ci service kër gi takku danku ci ginnaaw njabootu Cheikh Seydi El Hadji Malick tey ki nekk ci bopp di Serigne Babacar Sy Mansour nekk ki nga xam ni tey moo fi taxaw taxawaayu Cheikh Seydi El Hadji Malick mooy suñu autorité suprême moom Serigne Babacar Sy Mansour ñun ñii di wax ak ñiy dox ñëpp ci kër njabootu Cheikh El Hadji Malick radiyallahu taala anhu image lañ dañu nekk ci jëmmu Serigne Babacar Sy Mansour kon ku ko laal ñun nga laal ku ko laal ñun nga amal affaire ndax désormais du ñu mayeeti du ma sàmba du ma demba ku jël sa làmmiñ di ko teg ci deru xalifa bi Serigne Babacar Sy Mansour ñun njaboot gi ñooy wàcc jëflante ko ak yow ndax niveau ba mu toll moom niveau boobu la toll ñun nag nekk ay taalibe dinañ ko def ci yar bi ñu xamee njaboot Cheikh El Hadji Malick dinañ ko def ci teggin bi ñu xamee njaboot Cheikh El Hadji Malick dinañ ko def ci yoon bi ñu xamee njaboot Cheikh El Hadji Malick moo tax balaa ñuy woote lii te jëmm jooju nga xam ni mooy oustaz Iran Ndaw ubbi làmmiñam teg ko ci deru suñu kilifa nga xam ni du sax jëmmam moom moo ñu tax a jóg waaye la muy wax ndax moom jëmmam intéressé wuñu ñun li ñu intéressé mooy du ñu défendre nit cause la ñuy défendre tey entité bi nga xam ni wala daraja ak maqaama bi nga xam ni moom la Serigne Babacar Sy Mansour hafidahullah di incarné nga xam ni mooy xalif généralu Tidiane yi xalif généralu Tidiane yi kuy wax nasiril xaq bil xaq Serigne Babacar Sy Mansour mooy sa xalifa waaye ñun ñuy ay njabootam ñuy teg ci deram lu jaaduwul ndax ku am kilifa bu mel ni moom ci mbaax ci yiw nekk magum yàlla mag ñu joxoon ñu ko waaw suñuy wax ci moom nag njabootam dina jóg wan ni ko kat góor gi yéen ñu jàngal yar ak teggin waaye am na ci loo xam ne nag ñun ñoo leen ko mën a lijjantil yéen toog leen teel ñu course bi jox ñu seeni orientation ñun dinañ jël initiative tontu ñi nga xam ne ñi ngi jug tey te dara du seen yitte lu dul c'est la famille de Seydi Hadji Malick qui dérange waaw loolu mooy mbir mi. ñi ñu xam ci xadar bi yëpp moom imam Jabel professeur Ousmane Ndiaye Daouda Camara ñoom Pape Tidiane Kébé ba ci sunu meeru gox bi di Jibril Wat ak yeneen kilifa oustaz Fata Sarr ñoo nekk ci groupe boobu di fa waxtaanee li aju ci xadara bi ak ci Sénégal ak ñeneen ñoo xam ne ci ay kilifa imam Adama Ba docteur Mansour Diouf docteur Yankoba Cheikh Ahmad Tidiane Ndaw ne fa ma nga tugal sëñ Mor Diosi mii ak yeneen kilifa soxna Ndey Assouci Vieux Mbaye doomu Alaaji Mansour Mbaye donc pour wan leen ne leen du groupe loo boo xam ne ay xale fa daje kon ay responsable ñoo fa daje bien réfléchi ci seeni activité jiitu lu ñu wax jëf dafa jiitu ci seeni taxawaay avant ñuy wax tey la daara Mame Maodo doog a wax waaye amul luy xew fii ci xadara bi fii ci Dakar te ñii ma lim seen loxo nekku ca barki démb rek fii ci ale Xalifa Babacar Sy la fa amoon ñoo fa jiitu ñoo ko dox ba mu sotti keroog sëñ Sidi Ahmed bi mu génnee àdduna ca guddi ga fa lañ nekk ba 3 heures du matin lañ fa nekk ci activité yëpp ñoo ko coordonné bi nit ñi di ñëw ci fajar xam nga la fa wàcc ci nit keroog bu du woon ak organisation bu ñu jiital kon ak ñoom ngaa la jóg kon la fa wàcc ci nit organisation moo ko laytaay ci guddi gi ñooñu nag ak borom xam-xam yu ñu àndal ñoo taxawal lii te lenn taxul lu dul seetlu gi ñu seetlu ne Sénégal ngay politicien wala chroniqueur wala ngay journaliste wala ngay waxkat ci rajo yi wax lu la neex ci njabootu Cheikh Seydi El Hadji Malick lu la neex nga wax lu la neex dem sa kër ñibbi dara du la ci fekk dafa yomb loolu dañ ko seetlu tàmbaliwul ci Iran Ndaw barki démb Barthélemy Diaz yi ñëpp ñu ngi koy fàttali bi sëñ Abdou di wax ci kaawu Khalifa Sall la mu ca wax moom waaye ñu ànd ak sakina ak yar gi ñu yore ndax ñun ay njabootu yonent bi lañ ñu ne pat waaye Iran Ndaw li ñuy wax loo qui fait déborder le vase mooy Iran Ndaw
la personne d'Iran Ndao importe peu lu tuuti la Iran Ndao lu tuuti la ci ñun lii ñu taxawal bu kenn yaakaar ne jëmmi Iran Ndao moo tax ñuy wax moom dafa symboliser lu ñaaw yooyu ay nit di ko def ci Sénégal ñu yaakaar ne ñun attitude bi suñu kilifa yi am la ñu am ñu yaakaar ne dañoo yaafuus ñu wax ne dorénavant incha allahu rabbi collectif daara Maam Maodo taxaw na képp kuy njabootu Cheikh Seydil Hadji Malick ci nga bokk lii biñ koy def tàgguwuñu kenn ku sant si dañ leen a nëbbatu sax pour def ndax xam ne buñ ko yëgoon dañ ñu koy tere ndax xam ñoom fa ñu nekk ñun suñu responsabilité la sëñ Pape Malick nettali woon te ziar général ne ca Ndar Seydil Hadji Malick dafa dégg ñi wëy wa jaaraama njoogu maam alaaji Malick njoogu faama sang maam faama wàcc nga njoogu Ousmane mu ne Babacar dama bëgg ñooñu ñu bàyyi wëy sëñ Babacar si génnee xaalis dolli gars yi ne leen yëkkate gën leen a wëy Seydil Hadji Malick dégg gars yi bàyyiwuñu mu répété ko sëñ Babacar dafa mel ni gars yi bàyyiwuñu de mën na ko góor gi man maa leen wax ñu tagg la ndax wëyuñu la ngir seen noonu dañ lay wëy ngir bëgg la ñun lii ñuy def suñu responsabilité la dorénavant dañu wax ne collectif daara Maam Maodo dootuñu mayeti kenn ci àdduna bi ak foo mënti nekk ñi nekk ci réseaux sociaux yi di saaga kilifa yi di saaga sunu kilifa yi guddeeg bëccëg am na loo xam ne tàmbal nañ ko cee liggéey dinañ leen identifier ñi nekk ci télé rajo yi bu kilifa gi ngeen dina wax sa xalaat ku nekk sa nopp dëkk la boo xam ne droit am na fi waaye nag wax lu la neex ci sunuy kilifa dañ ko dul mayeti kenn képp ku fi jógati ak koo mënti doon wax ci sunuy kilifa dinañ jël suñu responsabilité ci yow. Iran Ndao nag dafa ne Iran Ndao dañuy wax ne du déglu audio du lii ñuy wax ñu ngi koy dégg bu baax bu yoree benn gémmiñ ñu yor nañ junniy gémmiñ ñi nga xam ne ñooy wax ci turu kër gi man foofu laay daanale sama kàddu ñiy wax ci turu kër gi ku ci xaar sa kilifa wala collectif bi di la wax ne défendre kër gi yow xamoo sa responsabilité. incha allahu rabbi collectif bi dina jël suñu responsabilité ci ñi nga xam ne tamit ci turu kër gi dañuy wax di ŋàññi ak di gaaral yeneen ñeneen ñi nga bokk dañoo xam dañoo bokk feneen parce que ki nga wax musiba du wax ak yow sa kilifa lay waxal kon ñiy saagalu suñuy kilifa ñun tamit dinañ jël seen responsabilité ci ñoom dorénavant lu fi nit wax te waxuwul Seydi Hadji Malick bindu ko jàngalewu ko nga wax ko ci turu kër gi dinañ la woo wax ak yow boo dëgëree bopp ñu jël suñuy responsabilité ci yow incha allahu rabbi lii ñuy wax mayetuñu kenn nga koy wax ci turu kër gi di saaga kilifay jàmbur tegul ci yar tegul ci xam-xam fu ñu ko yëgatee collectif bi dinañ jóg wax ak yow parce que dal nañu bu yàggul am na fi benn mbokk boo xam ne wax na loo xam ne waxul ci wàllu xam-xam ñu bëri interpellé ko mu répété li mu wax demaat ci média génnee téere wa répété li mu wax yooyu dootuñu ko bàyyi ci turu Seydi Hadji Malick parce que Seydi Hadji Malick lu ko yàlla defarul ci cër xaw ma ko waaye xam-xam yàlla cërale na ko cërale ko njabootam Sénégal gii bu fi nit ñi xamee seen diine yéen ñii la yéen a dem ci télé rajo yi jàng nit ñi seen i diine télé yeeg rajo yi nekk Sénégal yëpp njaboot Seydi Hadji Malick ñooy jàngal ñu ñuy jaamoo yàlla kon dootuñu may kenn muy war Seydi Hadji Malick ndax wax lu dul xam-xam war Seydi Hadji Malick la incha allahu rabbi loolu nag mooy taxawaay collectif bi waaw ñi ko taxawal wax naa ko sànq ci tàmbali bi ce sont des responsables attitude responsable lay am boo leen xoolee lii ñu organiser ñu bëri amoon nañ ci ay tiitaange xalaat ne dina am leneen lu mu demee parce que siiwaluñu ña ko doxal Imam Jabel moo ci xawoon a siiw génn def vocal kon ci moom la yemoon kàddu gi du gudd ñi ngi sant di gërëm ñëpp ñu ngi ko mbokkal ñi fiy teew di li ma waroon jiital mooy ñu ñaanal sunu sëriñ sunu wëyju sunu bàyyi ñun ñëpp di sunu xalifa di sëriñ Babacar Sy Mansour moom la fi mag ñi bàyyi ñun benn chantier lañu am guddi yi toog benn chantier lañu am mooy jumaa Tiwaawan bi pinis yi ngeen dégg xalifa bi joxe ko ku ci nekk nañ ci ut lii entre parenthèse kese la buñ ci jógee tey pare nañ ci di ci des mooy pinis yi na ci ñëpp jël jumaa ji insha allahu rabbi balaa mois de juin mu pare xalifa bi jiite ko ñun ñëpp ñu fekk ñu Tiwaawan. أولا اعتبارا بأن الخليفة العام شخصية دينية يلزم احترامه. ثانيا اعتبارا بأن الخليفة العام
خليفة لحضرة التجانية يتشبث بأزيالها ملايين البشر ينهلون من إرشاداته ويمتثلون أوامره وينظرونه بعين الاحترام والتقدير والتبجيل. ثالثا اعتبارا بأن هذه الهجمات والإساءات المتكررة تشكل تهديدا للسلم الوطني. رابعا واعتبارا بأن وسائل التواصل الاجتماعي بما فيها القنوات التلفزيونية دورها الرئيس هو التثقيف والتربية والتوعية والتعليم، وليست ذريعة لشن النار الفتنة والعداوة بين أهل البلد، ولا منبرا للتشاجر والتخول على أعراض الصالحين. خامسا اعتبارا بأن احترام قوانين الدولة خيار مقبول. اعتبارا بذلك كله فإننا نحن جماعة دار ممول لصيانة عزيمتنا نطالب من السلطات المسؤولة عن القضية بوقف كل الهجمات والإساءات الموجهة إلى تواون بشكل نهائي اعتبارا من اليوم. ونؤمن بأن التياش أمثال إيراندو لا محل لهم في مجال الدعوة، ناهيك إدارة برنامج ديني في القنوات التلفزيونية، وأن قوله إن مسجد الشيخ الحاج مالك سي رضي الله عنه المفتوح في الآونة الأخيرة ليس إلا مجرد خصبة جوفاء لا تائل فيه كلام خطير ومهدد لكيان السلم يجب على أساسه إبعاده عن ميدان الدعوة الإسلامية كلها نظرا لانتخاصه خيمة بيت من بيوت الله تعالى والعياذ بالله. Tivaouane et sa sainte Hadara est une communauté disciplinée, attachée aux valeurs de courtoisie et de citoyenneté, tirées des enseignements de Sayyid el-Hajj Malik radiallahu ta'ala. La tolérance dont font montre les autorités spirituelles ainsi que les disciples est une des identités remarquables de notre nation. Celle-ci semble cependant, aux yeux de certains esprits, une passivité assimilable à la couardise, c'est-à-dire au manque de courage, au point que les attaques aussi irrévérencieuses qu'abjectes sont constamment dirigées contre Tivaouane et ses symboles. Malgré l'irrespect et la malhonnêteté dont font montre les auteurs d'une telle entreprise, les disciples Tidjanes sont restés jusqu'ici pondérés, observant scrupuleusement les conseils avisés du patriarche Seydi Aboubakar Mansour, apôtre de la non-violence, de la tolérance, de l'esprit d'ouverture et de dépassement. Ce n'est pas une raison toutefois pour que les attaques mal fondées et malhonnêtes fusent de tous bords. De même, rien ne saurait les justifier au regard de la posture de Tivaouane, faite de vertus et de valeurs islamiques et humaines tout court. Cette situation a fini d'exaspérer la communauté tidjane, si ce n'est islamique tout court. Fort de ce constat, les dérives et autres formes de provocation provenant de personnes identifiées ou identifiables ont fini d'éveiller ce qui somnole en tous. La capacité de riposte à la hauteur de l'affront est à portée de main pour qui sait l'étendue de la Hadra de Maodo et la richesse de sa composition. Devant pareille situation, nous, collectifs Dara Mam Maodo, Wattu Sunu Paspas, regroupant toutes les sensibilités de la Sainte Hadara de Tivaouane, invitons à rétablir l'ordre. Cela dans le but d'éviter toute réaction incontrôlable du disciple touché par la liberté exacerbée de ton, l'incrédulité et l'absurdité des propos publiquement tenus par des énergumènes tels que Iranao et ses semblables, relayés par une certaine presse complice et tout aussi irresponsable. Considérant que le calife général est une institution cultuelle
j'ajouterai même et sociale, devant jouir d'une protection par nos lois, considérant que la communauté tidjane promeut l'excellence et le respect des valeurs humaines dans un cadre pluriel, normatif et réglementaire, considérant que les attaques constituent des risques d'instabilité pour la paix civile, considérant que les médias ont une mission d'information, d'éducation et de sensibilisation, et en aucun cas ne sont des tribunes pour un règlement de compte personnel. Considérant que la jeunesse de la Hadra Tidjane peut, à l'instar de tout mouvement, imposer le respect dû, considérant que l'attitude citoyenne et respectueuse des lois de notre pays est un choix librement assumé, nous, collectifs Daara Mame Maodo, Wattu Sunu Pas-Pas, exigeons l'arrêt sans délai des attaques, d'où qu'elles proviennent. Estimons que des énergumènes comme Iran Ndao n'ont aucune place dans les tribunes médiatiques au nom de la paix civile. Que le groupe des médias doit s'interdire tout lien avec un élément subversif qui diffuse de la haine et les germes de la division confrérique à travers une tribune islamique transformée en un show indescriptible et indigeste à tout esprit normal. Pendant 20 mois, les attaques d'Iran n'ont fait l'effet d'une quelconque réaction, ce qui serait suspect de complicité pour un patron lié à une communauté religieuse. Que déclarer qu'une mosquée est comme un vil et exécrable bâtiment est trop grave et attentatoire à la foi musulmane et par conséquent disqualifie Iran Ndao au titre de prédicateur pour l'islam en général et la Tidjania en particulier. Ces propos graves et attentatoires à la foi musulmane disqualifient Iran Ndao, nous le répétons, du titre de prêcheur au nom de l'islam. Au contraire, c'est un prédicateur de la haine. Que toute attaque sera désormais sanctionnée par une riposte sévère et tout aussi instantanée. Que toute attaque sera désormais sanctionnée par une riposte sévère et tout aussi instantanée. Que nous nous réservons par conséquent le droit pour la suite judiciaire à donner de celle-ci par nos avocats constitués pour que Tivaouane soit respecté par tous. Cette déclaration a valeur de mise en garde à l'endroit des auteurs de ces attaques contre Tivaouane, de l'autorité qui doit garantir la paix civile, de la presse qui doit assumer ses responsabilités en ne relayant que des propos responsables. Des disciples de Maodo autour de son calife général pour une remobilisation autour de l'identité commune. Cher Seydi El Hadj Malick Sy. Tivaouane day représenté lu rëy, day ponk bu rëy, day monument bu rëy boo xam ni fii ci réew mi la sampe, waaye ñu samp ko ci ëtt bee di ëttu maam Cheikh Seydi El Hadji Malick. Tivaouane ci biir réew mi ak ci bitim réew dëkk la boo xam ni xame nañ ko jàngale diine waaye yar nit ba mel na yàlla bëgg. lii di xur-xuri tey ci réew mi ci diine Tivaouane participé na ci. ñi fi mel na yàlla bëgg ku ñu am teg la ci yoon woowu ba nga mel na yàlla bëgg, ñu bari ci ñoom Tivaouane lañu aju. ku leen dàq fa la ñuy daw jëm, lu ñu amit fa lañ koy yóbbu. Tivaouane day daara joo xam ni xam-xam bu sell, waaye day yarukaay boo xam ni
yar la ci jikko yu sell mësul den di tabax ay nit di leen tasaare ci biir réew mi ak ci bitim réew ñooñe di tabax ay nit te ñoom ñépp kees gi leen mool moo saisi woon Tiwaawan ci Seex Sidil Haaji góor googu di Seydil Haaji Malik ku yër dundam ku jàng dundam téere ba nga ko doon yëre xët moo wëlbati rek daa fekk mu feese dell ci xamal la ni góor a ngi gu yaru góor a ngi gu sell góor a ngi gu mel ne yàlla bëgg Seydil Haaji Malik te noonu mu mel dundam lépp mooy di ñaan yàlla noonu mu mel yàlla ci sax ba dajeeg yàlla waaye yàlla na ñëpp mel ni bañ dajeeg yàlla demoon na ba àgg ci bëgg ñëpp mel ne yàlla bëgg yëg ni nim ko bëggee mënee gu ko noona mu ni fi yëlbaan ndiŋ réew mi dem ba ca wetu yonent bi sallallahu alayhi wa sallam am yéene jeexal fa dundam waaye yëgaat la mu yëgaat xam ni nim nu bàyyee woon ak lim doon ñotee kës néew bu nu fi bàyyee dem dana fi bàyyi ñu ñu yées ndax la yonent yàlla Nuux ni woon yàlla ñii kenn baaxu ci baye boo jëlee fi ñëpp ndax boo leen fi bàyyee kuñ fi indi doo baax loolu ba ko maam Seydil Haaji Malik yégee la ni naa dellu rek bay ca tool ba la ma mën a bay defar ñi ma mën a defar tasaare leen fa ma leen mën a tasaare luñ ca man rek doy looloo la looloo ko delloo si waat ci réew mi taalaat jàngu yi tasaare waat daara yi defaraat nit ñi yebalaat leen ci seeni biiri mbokk ngir ñu defari leen góor googu noona mu mel ci ay jikko yu sell da caa bokkoon mën a yenu loolu jàng daan nangoo dékku léppi nattu yu bawoo ca yàlla ñu xës ci kawam mbaa yi nattu yu yàlla yi jaarale ci làmmiñi ay noonam mu tenir lépp ngir lim bëgg a jàngale na ko rek jàngale noonu mu meloon moom góor googu ci mën a dékku nattu yi da koo dund waaye da koo sax a bind jàngale ko waaye da caa sax yar ku mu am bokk sax ci ay xalawaatam jotaay yam daan wiital boroomam di ko wax ay soxlaam di ko wax soxlay jaamam daan na fa dee yàlla naan ko maa ngi lay ñaan rek nga may ma xol bu mën a muñ bu mën a dékku bu mën a tasaare li ma la bëgg a tasaareel te mooy sa téere bi ak njàngaleem sa yonent bi ak bi ci naan yàlla nang ma mayaale lépp loo xam ni nit ni man teg na ma ko moo xam jëf la ko defe moo xam wax la ko defee may ma rek xol bu ko mën a muñ bu ma yàqal dara ci li ma bëgg a jàngale ak bi ci ni yàlla maa ngi lay ñaan itam ñooñu may ma laa biir gu toll ne luñ ma def ma jëllale mel ni yëguma ko waaye lu ci rëcc ba ma yëg ko naa am xolu jéggal leen ko góor googu ak bi ci ni yàlla may ma luñ ma def ba basariyatu te mooy ak nite feeñ ci man ba loola naqari ma yàlla may ma ak dëgër gu ma mën a nëbbee sama mer ba kenn du yëg ni tey góor gi mer na ba tee maa jàngale li ma bëgg a jàngale àgg ci ni yàlla maa ngi ci biir ñoo xam ni ay nite ngi ci ay soppee ngi ci ay noon ngi ci néew ni ci moos koy defal njekk mu fay la njekk loolu waaye néew ni ci ñoom koy fasanteel kóllëre mu matal kóllëre boobu waaye yàlla may ma muñ rek ndax muñ yàgg-yàgg mooñ
góor googu noona mu mel loola mu bind loola mu jàngale te kuy góoru yàlla noonu nga mës a mel ñi ngi ko doon ne ci seenub yonent sallallahu alayhi wa sallam lu ne def nañ ko ko ngir rek doo fi jàngalee lu ne dégg na ko ngir rek doo fi jàngalee waaye yéene gim yéene ñi mu bëgg a jàngal tax na lu mu dégg rek sëgg mu jàll luñ ko mën a def mu jéggal leen ndax bu leen jéggalul dootu fi dese kuy jàng te jàngale lañ ko sant loolu ku ko donnaale ko ci loola ku ko fi wuutu yàlla nattoo la lam nattoo woon ki nga wuutu te muy sallallahu alayhi wa sallam góor googu noona mu mel da cee yar ay taalibeem noona mu mel da cee yar ay njabootam noona mu mel da koo def muy programme mum njàng ci mbooleem daara joo xam ni njàngaleem lañ fay jàng waaye ak déggam gum dégg alquran ak déggam gum dégg njàngaleem ki ñu doon jottali alquran di wax ni moytu leen fekk fitna muy nelaw ngeen di ko pëkk-pëkkal ndax bu nee bëreet moom fitna yow mi ko yee yaay njëkk yëg ni yeewu na waaye dana àgg foofu ba nga koy yee bëggoo woon mu àgg fa buur ni kon moytandiku leen di yee fitna Seydil Hadji Malick ak noonu mu toll ci xolu jaam ñi waaye ak njaboot yi mu am ci biir réew mi ni ñu toll ci réew mi bu jàngale woon ku leen wàccu puub leen ko jàmm dootul des ci réew mi waaye itam xuloo xiiroo ŋaayoo dootul jóg ci réew mi maam Seydil Hadji Malick loola di jikkoom dim njàngaleem maam Seydil Hadji Malick loolu di yariñ wu mu yare ay taalibeem am nag ñoom la yàlla nattoo làmmiñ wu ñaaw ŋaam wu yaatu rëy ay wax néewi teggin saa bu ñu àddoo bu doom toogoo nag way juram dina am ci ñoom kurus saa bu ñu àddoo bu góor toogoon ak soxnaam dana ci am ku sëgg ku mel noonu ci làmmiñ wu ñaaw waaye ci kersa gu néew yàlla nattoo ko làmmiñam wu ñaaw woowu léeg-léeg mu diri yu ñaaw tuur ko ci ëttub Seydil Hadji Malick boobu waaye itam léeg-léeg mu jël yu ñaaw teg ko ci deru njabootu maam Seydil Hadji Malick yooyu ki ci mag tey di Serigne Babacar Sy Mansour jëf yooyu nag te mooy di tudd lu ñaaw di ko jàllax jëme Tiwaawan ak di jiiñ yu ñaaw kilifay Tiwaawan yi kiñ ci gën a miin kenn la ci mooy Iran Ndaw bu ngeen ko xamul mën naa leen wax mooy kan soo ne Iran Badiane duñ ma xam Iran Ndaw ngay wax Iran Ndaw fam bokk jur dong lañ ko def léppam Tiwaawan a ko defal bërki démb ci réy làmmiñam toog na ci seen kanam ni waa Tiwaawan sax ñoo ko xarafal ku tàmbaleeg yow foofu bàyyeegu la génneewu la beddiwu la sànniwu la bu dee xam-xam booy waxe foofu nga ko jàngee bu dee jikko nga amee jooy yaree foofa lañ la ci yare bu dee teraanga jooy tiitaroo la foofa nga ko jëlee wala barke foofa moo jur sa teraanga yooya kooku boo amee ngoree di ak mbaadoo la boo amee lammiñ wu ñaaw waroon ngaa seeti feneen foo koy diri jëme fu dul fii
jikko jooju nag te mooy ji ci Iran Ndao wenn raba ko am ci rabi àll yi mooy rab woowuy ŋaax mbaam bu maree topp àll bi fu mu mës di naane bu demee fekk ndox ma jeex muy wër rek ak maram foo toll di dégg muy jooy bu àggee ci teen fekk paanu jàmbur bu mu root mbaa mu agsi ci pind fekk fa kuy root taxaw di ŋaaŋ nga xam ni daa mar nga root jukkil ko sottil ko mu naan ba mandi mbaam day wan teen bi ginnaaw ubbi buntu gannaaw ba sànni fa ngelaw lu bon wéq teen ba ni yàlla teen bi sakk mbaama ni mel kon ku Tiwaawan defal sa lépp boo ma tee ñaawuk lamiñ war a teggi Tiwaawan jëfam yooyu nag doorul tey da koo tàmbale muy màgg ba agsi fii mu agsi te wóor na ko ni li ko taxa agsi fii mooy boobaak léegi mi ngi wax te kenn téegalu ko téegal googu muy xaar nag lañ bëgg yëgal ñépp ni jot na téegal yi jot na mbooloo mii nga xam ni ñoo sumb lii ñu tuuti lañ li ngeen gis nii lu tuuti lañ te li ca biir ko ëpp leen ni engagement ci zahir ak ci baatin daara Maam Maodo wattu sunu pas-pas jóg ni lii nag nëppal gi àgg na ci léegi mi ngay nëpp gi àgg na ci mi ngay xeeñ mi ngay gélli sàkk ci pexe nag moo ci des mooy gas suul mu yem fi loolu la collectif daara Maam Maodo wattu sunu pas-pas di yëgal àddina bi ñépp ni Iran Ndao di ko tudd sax di ko idaafa ci turub oustaz tooñ oustaz yi la dub jàngalekat dub yarekat ñu ko raw fuuf ëpp ko lépp ba mu des yaree di ko ñi ngi ci ronu kilifa gii muy gii jamboore di Serigne Babacar Sy Mansour ci xam-xam ci yar ci teraanga ci daraja ñu ko ëpp ñi ngi déglu Serigne Babacar Sy Mansour kon bu fi jéggee ñooñu di gii jamboore xalifa bi loola lañ bëgg mu dakk loola lañ bëgg mu doy loola lañ bëgg mu yem fi képp koo xam ni itam moo xam yéen borom caméra yii la ku ci dékkati sa micro Iran Ndao yéen borom télévision yi ku ci ibbeeti sa télé jox sa micro Iran Ndao yéen ñiy tànt daayira yeeg ñiy tàkkusaan ak ñiy cant ak ñépp laa wax ku ci tàntati takk say rajo jox micro ba Iran Ndao muy wax di gii jamboore Tiwaawan mbaa kilifay Tiwaawan daañ leen téegal loolu ne ko ñëpp xam rawatina borom caméra yi borom télé yi xam nañu làmmiñam wu ñaaw ak lu bon ni mënee gaaw a tasaaroo ku ci bëgg lu bon loo tasaare ji rek sa xel ci Iran Ndao la jëm ku ci dëkkati Iran Ndao micro lii di internet bi njariñ la loo xam ni mënoon nañ ko jariñoo ñu jullit ñëpp mën ci jariñoo yiw àddina mën ci jariñoo yiw àllaaxira loo bëgg a jàng loo bëgg a wane loo bëgg a jaay lépp mën nga ko ci internet bi internet boobu jaarukaay la waroon na doon wu ñu jariñoo moom ko nag nun jullit ñi ndax yonent moo ni njariñ alal lu jullit la
fu mu ko fekk na ko jël jariñoo mooy borom waaye moom internet bi warul woon a nekk buntu koo bëgg a saaga ko ndax ni caméra doo nga fi nekk koo bëgg a saaga ko ndax sa téléphone doo nga fi nekk koo bëgg a saaga ko ndax làqatu ci sa ginnaaw clavier loola boo daanelee la ngay def ñëpp jot ci xam-xam bi ko def xam-xam boobu itam dese na yow mi ko def fa nga nekk mënees na la faa fekk xam-xam bi maye foo toog saaga kilifa ñëpp jot ci xam-xam boobu moo maye foofu nga toog saaga ko mënees na la faa fekk loolu ñu ko ñëpp xam loolu la collectif Daara Maam Maodo wattu sunu pas-pas ni daañu woo àddina bi ñëpp ba ñëw ñu yëgal leen lii ñu nar wax nañ nag jiital ci ñuy waxal borom réew mi wax nañu ak ki ñu dénk sécurité réew mi wax nañu ak kilifa yi nga xam ni bu ñu fottosoo rek lépp dal te ñoom seen xaal àddina ba ñuy dund ak ñun bi ñuy dund bokkul Sëriñ Babacar Sy Mansour mii muy teg baat bu jëlee kurusam day ñaanal Iran jàmm ak ku mel ne moom bàyyam Maam Mansour góor gi ëmb na dong la déggul lu ko raw bàyyam Maam Mansour lam daan dégg Sëriñ Babacar Sy Mansour mii déggagul asaka ji te da koo muñ ba léegi muñ agsi na yoon woo wala Sëriñ Babacar Sy Mansour mii jël du mës a àddu wala muy naqarlu wala muy ñaawlu lii di bàyyi ko ci làmmiñu ñu bon ñi di dal ci kawam te naqari na ko de boo ko jegee xam ni boroomi njaboot la ku bëgg a jóg mu téye ku bëgg a wax mu aaye la lii ñu samp tey buñ ko ci tàggu woon mu ni bu mu ci dal ku mel noonu fottosoom mën a lijjanti lu bare wax nañu ak moom na fottosu Iran ba lii bu ko bawul dana fottosu waat ndax dinañu àtte ak Iran loolu na ko ñëpp xam loolu na ko ñëpp xam loolu na ko ñëpp xam fi ñuy daanele mooy daara jee mu naan daara Serigne Babacar Sy li fi nekk maa ko fi def wax jooja julliwul wax jooja jarul dóor sa doom nee naa nag fi may daanele ku jël sa njaboot ni man Tiwaawan rek laa am naa ko rawale ji ba du génn Tiwaawan nga dem teg ko ci loxoy Iran Ndaw bu ñibbisee moom sa doom Tiwaawan ak wanagam lay yemale. lii ngeen gis bi ñuy engagé wu di ko def tàgguñ ci benn kilifa xaaruñu ci woon dimbalu kenn xaaruñu ci woon doole kenn ñun ñoo jug personnellement dem def ko lu ko waral mooy ay kàddu yu ñaaw yoo xam ni mbokk moomu ñuy wax Iran Ndaw yëkkati na ko teg ko ci kër maam Cheikh Seydil Hadji Malick du ñu wax xalifa bi waaye dañuy wax kër maam Cheikh Seydil Hadji Malick yëpp ñun bii la ñuy fàttali waaye bu ñu arriéré tuuti ci ginnaaw Serigne Abdoul Aziz Sy Al Amin mi nga xam ne mooy aminul usrati mës na jóge ba New York ñëw Sénégal pour tontu si Iran Ndaw bi mu ñëwee Serigne Abdou Sud FM bu Thiès la ñëw fëgg porte bi ñu tijjul ko mu dugg wax ni li Ibrahima Badiane di wax waxul dëgg booba lay wax ni day tabax kër maam Fama si ca Thiès wax ni soxna maam Fama moo bu doon góor mooy doon xalifa Seydul Hadji Malick te kër gi seetaan nañ ko kenn defalu ko dara Serigne Mansour moo fi nekk Serigne Mansour nii Abdou Aziz foo ne mu ni ko maa ngi New York mu ni ko jugee fa léegi ñëw rek ne lijjanti xale bi wala ma lijjanti Serigne Abdou jugee Amérique ñëw lijjanti si ko loolu xewoon na fi kon bu demaatee ba tey mu yëkkatiwaat kàddoom xalifa bi muy Serigne Babacar Sy Mouhamadoul Mansour yëg ngeen ni amul lu muy def toog néegam ni damay def nangam déedéet waaye day dajale njabootu maam Cheikh Hadji Malick yëpp kon Iran wàccewul kàddoom kàddu njabootu Seydil Hadji Malick yëpp la wàcc kon nag li jaadu ba jaadu mooy wax jeex na tàkk xam nga fii mu toll lu fi des jëf wali nabi azinal baari bi nasbira xan te duq haamata zil inkaari wa shahab yonent bi muñ na ay at waaye ba ko yàlla ne sampal ndëndal xare da koo samp duma ay noonam rey ñii dàq ñii daw dugg ci lislaam fii mu toll nag xam nga lu jot samp nañu ndëndal xare amatul wax ci télé amatul wax ci vidéo
nañu attaqué li nga xam ni mooy fee bi Iran Ndaw mi nga xam ni kër Cheikh El Hadji Malick lu mu am fa la ko amee yëkkati kàddoom di teg ci kër maam Cheikh Seydou El Hadji Malick désormais jeex na nag bu ñu kenn waxati nañu jëf li El Hadji Malick Mbaye boole wax bu dee li ñu wax kilifa yi nga xam ne ñoo ne ci réew mi intervenir nañu jug dal ci kawam ak nu ñu dale ci kawam ak nu ñu mën a dale ci kawam rek nañ ko dale ci kawam beneen bi ci des télévision bi nga xam ne fa lay liggéeyee muy Sen TV Bougane Gueye Dany moom télé Bougane Gueye Dany ci coalition la bokk day politique am na télé muy Sen TV am na rajo muy Zik FM Serigne Babacar Sy Mansour moo waxoon Serigne Bassirou Abdou Khadre ba muy jàlle Serigne Pape Malick ni ko fii ci Tivaouane benn kàddu gu ñaaw du fi jóge jëm Touba it benn kàddu gu ñaaw yaakaar naa ni du fi jóge ñëw Tivaouane yow Bougane Gueye Dany nga ni Serigne Touba nga yaakaar bërki démb nga am sa doom tudde ko Serigne Abdoul Aziz Al Amin Serigne Abdou xeexam yëpp dundam yëpp Tivaouane la woon nga nangoo jël nit ci sa télé muy attaqué Tivaouane bis bu ne nga ni yëgoo ko woon yëg nga ko yaa ko tey. suñu Seydi Hadj Malick yàlla na fi yàgg te wér li tax ma ibbi ko dama bëgg ñu xam institution bi Serigne Mbaye Sy Mansour dirigé au-delà national Serigne Mbaye Sy Mansour est international ndax tarixa Tijaniya est international moo fi nekkal Seydina Mohamed ndax Cheikh Ahmad Tidiane Chérif mooy Seydina Mohamed bu ñu duggee fii ci Sénégal moo fi nekkal Seydi Hadj Malick ku wax Seydi Hadj Malick ne société civile moo créé société humaine ak société civile ndax rôle médiation ak régulation sociale Seydi Hadj Malick mu ngi ko commencé depuis tubaab bi bu ñuy wax marabu citoyen bu ñuy wax marabu buy def activement citoyenneté Seydi Hadj Malick moo ko démarré sur la guerre la participation de la libération de France ñëwaat ci vaccin bi jamonoy peste Seydi Hadj Malick ci noonu ba bi tubaab bi décentralisé créé Médina créé école def lépp waaye loolu dafa mel ni ñun tiijaan yi xamuñu ko wala ñaan gi Seydi Hadj Malick ñaanoon ba mu nangu ni sama njaboot ak sama taalibe bu ñu leen xàmmee dañ ci mujj naagu ñun taalibe yi di gam-gamle suñu sëriñ yi bëgg a tolloog ñoom bëgg a nduróog ñoom jot na mu dakk ndax Seydi Hadj Malick ku ko fi teewal yaay xalifa ñépp wax ji nag buñ ñu yabee ca nañu doxee la ndax balaa ñuy wax ci biti ci biir kër gi am nañu nanguwul autorité Seydi Hadj Malick te mooy Serigne Mbaye Sy Mansour loolu la ñu war a njëkk a lijjanti parce que bi Serigne Mbaye Sy Mansour jëlee ses décisions am nañu bokk ci ñun di ko critiquer loolu la ñu war a wax na dakk mooy désormais lu Serigne Mbaye Sy Mansour décidé dañuy gëmm def parce que du juum ndax moo fi teewal Seydi Hadj Malick te tariqa Cheikh Ahmad Tidiane mooy charia mooy l'islam loolu laa bëgg ñu d'accord ci ñun ñëpp bi ci topp Cheikh Tidiane Sy Al Maktoum dafa waxoon ni communication toll na foo xam ni képp kuy yëngu ci l'islam na nga wut sa télé ak sa appareil waaye ñun am nañ Asfiya yi mu xeex ba dugg canal waaye yan sénégalais ñoo abonné Asfiya yi yan sénégalais ñoo abonné Malikia yan sénégalais ñooy sponsorisé foofu yan commercial ak yan homme d'affaires Tidiane ñooy dem foofu ñun ñooy dooleel télévision yooyu suñuy ustaas yeeg yeneen yi dem di waxtaan ñun ñooy dooleel plateau yooyu animateurs yi nga xam ne duñu taalibe toog di leen invité loolu la ñu war a njëkk a dakkal muy fulla ak personnalité dooleel suñuy télévision dooleel suñuy appareil jël suñuy finance dugal ko ci suñuy télévision yooyu parce que bu ñu amee médium am communication mën liggéey li ñuy liggéey loolu la ñu war a xeex bi may daanelee mooy nitu àdduna yi mooy ñun suñu militantisme dafa dépassé léegi suñu taalibe ndax bërki démb am na ku ñu laal seeni président wu parti ñu joxe seen bakken te bépp président parti wala président de la République ca Senghor Lamine Gueye ba Blaise Tivaouane ngay ñëw ñu régler sa problème génn Idrissa Seck Tivaouane la jaare Khalifa Sall génnam Tivaouane la jaare waaye Ousmane Sonko problème bi mujj nii Tivaouane la jaare ci Mansour Sy Dabakh pourquoi ñun bu ñu woowee chef de parti police wala dara ñu joxe suñu bakken te bu ñu tuddee xalif yi ñu ne pat dafa dakk jóg leen ñu taxaw jaayante ngir xeexal tarixa bi te li gën a garaaw mooy menaces yi man Iran taxul may wax de menaces internationales yi ñoo ne pour ñu jaar fii jël pétrole beeg gaz bi ci tarixa yi la ñuy jaar te dugg nañ ci réseaux sociaux yi indi nañu seeni moyens instruire nañ ONG yi loolu nag Iran tuuti na ci c'est un combat très fort il faut que nous soyons très forts. ban rapport ku mu nekk nag ku mu neex ci yéen jëlal sa machine
nga xool traduction bi ba xam loolu ban rapport la am ak li nga xam ne nii mooy décision bi xalifa bi jël ndéem jàngkat nga rek xoolal kon di nga comprendre ni moom bu fekkee ni jàng na it des na muy benn wa annal masajida lillahi soo doon bind doy na sëkk point su fekkee da ngay jàng nga def facile muy li ngeen di wax virgule fala tad'u ma'a llahi ahada yéen ñi jàng usul xam ngeen ne mafhumul muxaalafa ba du fom jëm moom léegi nag addila yi may kilifa gi loolu suñu demee ci alquranul karim suñu borom bi moo wax ni wa ma jaala aleykum fi diini min harajin yàllaa ko wax diine ji moo bokkut ak benn diine wala benn woote bu am kaw suuf parce que li muy défendre mooy humanité mooy nit moo tax du ko teg tiis sayyiduna muhammad sallallahu alayhi wasallam gis nga ko sax ci feebar bi mu ne muru ababakrin fal yusalli binnaasi moom sayyiduna muhammad sallallahu alayhi wasallam rakkam ji di ibnu abbas wax ni yonent bi sallallahu alayhi wasallam nee na ñaar rek moo war a tax nit du dem ci jumaa ji dem julli waaye it may nañ ko mu toog bañ a julli ji mbooloo ñu ne ko lan la ci yonent bi wax mu ne alxawfu wal marad ñaar yooyu alxawfu wal marad ragal ak feebar dana tax nee na kenn du dem di julli ji mbooloo kenn du dem di julli ji juma lii ak yeneen i ndénkaane yu yonent bi waxoon sallu fi buyutikum yonent bi ko wax de te loolu la góor gi wax kon ay wuñu kenn julli waaye sallu fi buyutikum ki ko wax mooy ki ñu wàcceel ne wa annal masajida lillahi maa ngi jéggalu ñëpp di baalu àq ñëpp di wax ni lancé bii ñu woo ñun ñëpp nañ ci dem ci démarche bi nga xam ne moom lañ ci war a demee te mooy yar gi ñu maam Maodo yar ruttan nufuusa moom Maodo ruttan nufuusa li diinillahi tarbiyatan ba tax sax iblisu mabtasamat minhul makayidu te moom Maodo fetal tàkkul jaasi génnut mbaram boobu rek mooy suñu démarche. Babacar Sy Mouhamadul Mansour décision bu mu jël ci chariatul islam yi la ko teg Serigne Babacar Sy Mouhamadul Mansour doyloowul xelam ci li muy def avant mu jël décision bii muy jël diisoo naag borom xam-xam yépp diisoo naag fuqahaawu yépp ñu teg ko ci ay dalail ci ay nusuus ash-shar'iyya yu wér def li ñuy def kon defewuñ ko seen bakkan waaye maam Cheikhul Hadji Malick wax na ci Fahdu Turaab ne kërug sëriñ goo gis ñeent ñoo fa nekk kërug sëriñ goo gis kërug wëlli goo gis ñeenti nit ñi ñoo fa nekk koo xam ne xolam nangu na jëmmam nangu na góor gi ne kooku moo gën a texe ci ñu jublu nitu yàlla koo xam ne xol bi nangu na waaye jëmm ji dafa bañ mu ne kooku dafa añaan koo xam ne jëmm ji nangu na waaye xol bi moo bañ koo xam ne jëmmam nanguwul xolam nanguwul mooy Iran Ndao jëmm ji nanguwul xol bi nanguwul daram nanguwul te nit la koo xam ne moom Iran Ndao dafay sos dafay inventé dafay fen parce que wax na ni sëriñ bi dafa tijji këram tëj jàkka yi te loolu du dëgg sëriñ bi depuis Covid 19 ba léegi recevoirul kenn xanaa lu mënul ñàkk te boo jàngee usul na ad daruraat tubixul mahzuraat bu lor amee li ñu la tere woon dafay dagan yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ci guddik sedd ak guddik taw wax na Bilaal na nga wax nit ñi nañu jullee ci seen kër kon xaaji Muhammad boo jàngee usul min baabi awlaa ci feebar boo xam ne ñi nga xam ne xam nañu xam-xamu faj wax nañu ne dafay wàlle bu gaaw a gaaw a gaaw guddik sedd ak taw yonent ne jullee leen seen kër mais feebar buy rayaati feebar boo xam ne dafay wàlle di ray sëriñ bi tëj jàkka yi loolu ban mu xaalaf ban wuute moo ci am ba tax polémique bu bëri bi nga yëkkati ay kàddu yu teggini di ko teg ci deru sëriñ bi waaye sëriñ bi nag dafa donn ay maamam ndax hamlu azal wara sha'nu rijalillahi yanu loru nit ñi mooy mbiru gaayu yàlla yi
sëriñ Babacar Sy Mouhamadul Mansour al Khalifa yàlla na fi yàgg te wér ak njabootu maam Cheikhul Hadji Malick yëpp. dafa am loo xam ni dafa doy wajala ba convaincre na alwara lenn ci mbindeef yi bi xayrihi ci jëfanteeg ñoom ay teraanga waaye wajala ba duma na alwara lenn ci mbindeef yi féttéerlu bi xayrihi ci jàmmaarloog ñoom kii nag dafa féttéerlu te dégg ngeen ko bés buy wax lan lay wax man dëgg rek iza jaaka almunafiquuna qaalu nashhadu innaka la rasulullah waaye wallahu yaalamu innaka la rasulu waaye wallahu yashhadu inna almunafiqina la kaasibuun Iran ndaw lu mu wax day fen barki Seex Seydil Hadji Malick Sy ki gën a foos ci kaw suuf mooy Iran ndaw ma lancé défi journaliste yi ñëpp a ngi toog nee na sëñ Babacar Sy Mouhamadul Mansour tëj na jàkkay 20 mois la wax mu ne nag am na lu ciy xaar sëñ Babacar Mansour xam nga loolu la wax moom li koy xaara ngi nii di ñëw xam nañ déglu bu baax a baax 20 mois waaw ma lancé défi journaliste yi ma ni Sénégal ñoo fi gën a bëgg kaa même bu dul journaliste yi nga xam ne dañ lay topp foo dugg ñu lijjanti la Sénégalais yépp léegi ay journaliste la seen téléphone la ñuy génnee juma validé ak oustaz Iran Ndaw ma ne 20 mois yëpp kan moo ci mës a gis Iran Ndaw taxaw ñu jël ko ne ko juma validé oustaz Iran Ndaw waaw mais yow d'accord ci tëj bi d'accord ci mais wan ñu fenn foo mës a taxawee julli moo tax ba ma ko takfiirloowee gars yi ne ma yow lu tax nga koy takfiirloo ma ne leen dama koy takfiirloo parce que jëf yi muy jëf yëpp jëfu ku fetterul la su ko defee nag loolu ñu bàyyi ci xel baax benn bis fi may tëjee mooy du ma guddal ki mu wax ki mu bëgg a dal ci kawam kooku la Cheikh Alhaji Abdoul Aziz Sy Dabakh Cheybat Alhamdi waxoon ni lu mu wax nañ ko def ki mu dal ci kawam di wax ak moom kooku laa ne moom kooku mu wax loolu moom la Serigne Abdoul Aziz Sy Al Amin waxoon ni buñ fi jógee ñun ñëpp moo fiy taxaw ki muy dal ci kawam nii la Seyd Cheikh Ahmed Tidiane Sy Al Maktoum wax ne bi kër gi lëndëmee ba lëndëm sama baay bi ma woowee xam nga lu ma wax lan nga bokk ak sëñ Babacar Sy Mouhamadul Mansour bi ma ci noppee hëttiyee jam ca teg ñëpp xam nan ko fi may daanelee Oustaz Diabet mooy dama bëgg a xamal nit ñi ne leen sëñ Bay Mansour nekkul daf fi mag rek nekk xalifa bépp xilaafa laa wax bu mës a jaar ci biir kër Seydil Hadji Malick fa ñu négocier xilaafa yi ca hadratul ilahi ba jaar fii fa la ñu négocier xilaafa sëñ Babacar Sy Mouhamadul Mansour exemple bu leer laa ciy joxe dafa am góor gu ñuy wax Seydou Birahim Diop professeur Ousmane Ndiaye xam na ko moo jàngal sëñ Abbas Sall jàngal Mame Abdou Aziz Dabakh jàngal sëñ Ahmed Ndiaye Aroud jàngal sëñ Habibou Sall bu Dimisqa mag presque deuxième contingent bi ñëw ci Seydil Hadji Malick yëpp kooku moo leen jàngal bi muy bind téeréem bii laa ne benn mag faatuwul parce que moom boo demee ca tarjama ja dafa wax ne man sama téere bii du ma ci dugal ku dul ku ma toogalul damay ñëw toog ak yow nga wax ma dégg ma dugal la ci téere bi indi na 101 muqaddam yoo xam ne toog naak ñoom ci biir tuxfatul ixwaan boobu di ci jàngale Seydil Hadji Malick te boobu mag ñëpp ngi dund bi mu agsee ci Alaaji Mansour dafa ne wa ra'aynaa nuural xilaafati yalma'u fi wajhihi gis nañu leeru xilaafa Seydi Cheikh Ahmed Tidiane bu Seydina Muhammad bu Cheikh Alhaji Malick yalma'u muy forotewu fi wajhihi ci xarkamu Alaaji Mansour mu ne lii ma wax laa sakka fii ma ne xilaafa googu du sëñ Babacar Sy du Alaaji Mansour altine la sëñ Babacar génn àdduna vendredi Alaaji Mansour génn àdduna xam nga leer googu mooy kan mooy sëñ Babacar Sy Mouhamadul Mansour nii xam nga lu koy justifié xunaatatan xarra maxshiyan wa xaara xuwaara sawri xiina ranaat li loo ci fir raxami wa saajidun fiiluhul mubyadu xiina raa nuuran nabi xiina raa nuuran nabi wa qablan kaana lam yanami te pourtant Abdul Mutalib moo taxaw mu ne nuuran nabi leer googu mooy kan mooy Seydina Muhammad kon bu góor gi ne war a ay naa nuural xilaafati yalma'u fii wajhihi sëñ Babacar Sy Mouhamadul Mansour a tax fii xilaafa yëpp jaar la xilaafaam jaar Omarul Xaysi ndaw gars yi xam nañ li may wax Omarul Xaysi ndaw bàyyil sa fontu yi xam nañ li tax ngay ŋaax boo arrêté wul dinañ la téegal. dañu ñëwoon rek teew en tant que ku nuy tuddee oustaz te matu ko muy man ci sunu mbokk mu nuy tuddee oustaz te xëy na mu mat ko te man matuma ko
ma yéene ko li mu nekkoon mu sax ca lu wuuteeg lii nu koy dégg. sunu mbokk Oustaz Iran ku ñu naw ci gis ko muy jàngale fiqh ci méthode am, gis ko muy jàngale alquran ci méthode am, ñu naw ko ci loolu. waaye ci geneen wet te ñun ku nu xam nañu fiir ci lool muy wetuk daara ak défendre ko, ñu gis ko mu nekk ci waar woowu noonu le di ca liggéey, ñu naw ko ca loola. bu ñu sañoon Oustaz Iran moom rekk la ñuy xam, moom dong la ñuy dégg, waaye yu mujj yi neexul sunu xol en tant que mbokk oustazam. ndax nag loo ci mënti dégg ñun ñu ñuy tuddee oustaz dañ ñoo yónni yàkkamti na, te ni nu yónni mooy sunu xalifa yi. amuñu ku leen ëpp, amuñu ku leen sut, amuñu ku leen raw. jën mi ngi dundee ci biir ndox, ndox ma nag nun jënni ustaas yi mooy sunu xalifa yi, rawatina sunu xalifa bu tedd bu baax bu yiw bu yaru bu yaatu bu ubbeeku bu supporté ñépp muy sëriñ Babacar Sy Mouhamadul Mansour. gaaralut kenn, ŋàññul kenn, ñàkkewul worma kenn. ku gaaralut kenn, ŋàññoo kenn, ñàkkewoo worma kenn, kenn warulaa gaaral, kenn warulaa ñàkke worma, kenn warulaa ñàkke teggin jëm ci yow. ba tax na kon bu nu déggee yenn kàddu lu toll ni néegu yàlla, kuy wax ci kàddu yàlla mën ko tuddee xottu néeg, ëpp na nag. waaw ëpp na kon maa ngi woowaat sama mbokk, man loolu laa mën a wax, na dellu si, ndax diine ji soxla na ko, tariixa bi soxla na ko ci beneen façon bu bokkul ak bii. ñu déglu ma, ci beneen façon bu bokkul ak bii. ndax nit ñi soxla neen ku leen jàngal, ku leen yee, ku leen gindi, waaye soxlawul ku leen di dugal ci téesante, saagawante ak xastante. te bu fekkee ne heure bu Makhtar Sarr yëkkatee kàddoom ñu dékk ko micro, su paree ay dënn jug, te dënn yey jug mooy ñu bëgg lu baax, Makhtar Sarr war naa xoolaat boppam. wolof nee na lu daawul am bu amee war nañoo xool lan moo tax mu am. sunu mbokk mi yàgg naa waaraate lool, yàgg naa jàngale lool, waaye collectif daara Maam Maodo mosula woote daje bu mel nii. damay wax ak sénégalais yi ñi ñuy topp pour ñu xam léeg-léeg bu ñu gisee yu mel nii war nañoo xam ne lu daawul am a am moo tax li am am. kon ñuy wax sénégalais yi nga xam ne ñooy seetaan, même bu nu ajuwul ci kër Cheikh Al Hadji Malick, nañu xam ne njabootu Cheikh Al Hadji Malick amuñoo problème mu picc, problème ak picc waxuma ak nit, ndax loolu la leen Cheikh Al Hadji Malick yaree. waaye nag bu amee koo xam ne ni ko Oustaz Malick Mbaye bolle waxee, kër gee la defal lépp, te boo waxee lépp nga génne ko kër gi, loolu nag dafa am leneen lu muy nuru lu bokk la gore. kon loolu lañ amoon lu ñuy wax ci kàddu di jëfandikoo xadiisu yonent bi sallallahu alayhi wa sallam. moo ne woon unsur axaaka zaliman aw mazluma, dimbaleel sa mbokk bu tooñee wala ñu tooñ. ñu ne ko sunu mbokk de bu ñu ko tooñee xam nañ nuñ koy dimbalee, waaye bu tooñee nan lañ koy dimbalee? mu ne danga koy woo ne ko yaa tooñ. kon sunu mbokk Iran Ndaw ñi ngi lay dimbale di la wax ne delloo si waatal sa xel. Sëriñ Babacar Sy Mansour sunu kilifa la,
sunu wéeruwaay la sunu wéttal la te sunu sag la incarné na li mu doon matal ko sëkk dañ ko war a accompagner war ko gunge ba lii mu sémbal ko islam bi yëpp mu mottali ko jàmm ñu fekkee ko ñun ñëpp mu gunge ñu at yu yàgg-yàgg loolu la ñu bëgg mais pas di gaaral wala di yëkkati ay kàddu yu ñàkk war ma di jëm ci moom